pandémie bi mayuñu woon ñu def ko nañ ko bëggee woon ñu ko def ko ci kër yi waaye ren moom fii lañ koy defee ci jumaa ji te particularité bi mooy fii la ñuy njëkk a defee koor gi ndax biñ ko inauguré jotuñu fee habilité lu mel nii muy lu xam ne lu am solo lay doon kon Alaaji Mbàkke yu fay nag jot ndigal ñëw ci imam ratib nga xam sëñ Basiru Lo nga xam ne tout ce qui est culturel rek lépp lu koy kii rek bis bi buñ defee organisation bi le contenu maanaam lay màggal bis bi ñoom ñëpp waa culturel bi saraanal leen ko Alaaji Mbàkke yu nag leen di ci woo ñëpp ba nga xamee ne jël nañ au plan organisationnel disposition yëpp ndax def nañ fi benn CLD boo xam ne préfet ko jiite ñu wax ci santé bi yëpp santé bi liñ ci wax rek mooy ñu ngi ci pandémie ba dëgg ni mesure barrières yi incha allah ni ñu ko defee dañ ko yokkaat bu baax a baax a baax ndax chaque vendredi xam ngeen ne fii daanaka des milliers de personnes lay jël waaye ñun saytoon na loolu ba nga xam ne ku fi ñëw da nga am masque tamit da nga am gel boo xam ne doon la ko jox ak yi nga xam ne moo cay topp loolu tamit dañ ko gën a accentuer moom jëwriñ Mbàkke yu nee na ñu gën ko accentuer en relation avec la santé ba nga xam ne ku fi ñëw incha allah loolu yi ñuy wax moom doo ko fi amee incha allah te sëñ bi tamit mu ngi ciy ñaan bu baax te xam ngeen ne mbir yi mu ngi ci tendance baissière waaye moment la boo xam ne ñun ñëpp war nañ ci jàppaat bu baax a baax muy recommandation yoo xam ne une fois de plus le représentant du khalife général des mourides ma ngi ci woo ñëpp buy ñëw taalibe yi nanu ànd ak maanaam teggin yi nga xam ne moo nekk ci fii ndax fii Touba la ba pare tamit les mesures barrières ñun ñëpp ñu defandoo ko muy sécurité bi tamit incha allah sécurité bu am solo dana fi nekk ndax xam ngeen ne béréb yu mel nii day polariser beaucoup de monde te ñiy raas dem ak ñiy gàmmu bokkuñu moo tax état bi jël na disposition bi yoo xam ne ministre de l'intérieur yooyu yëpp tous les ministères transversales yoo xam ne ñoo ci jël nañ seen disposition beneen bi tamit mu jëm ci taalibe yi ñu leen ci woo ndax taalibe yi sëñ bi nee na ñoom ñëpp koo xam ne rek am nga jot rek conférence yi da nga ko fekk à partir de 15 heures rek conférence yi day débuté ak kuréelu xasaayid yi ak activité culturelle bi daal day débuté à partir de 15 heures ba nuy naafila kon loolu ñu ngi ci woo ñëpp prise en charge xéewal yi tamit xam nga murit ak benn ñu ànd fekk ñoom ñëpp fi la ñuy ndogoo buñ jullee ba pare ku mën a reer mënut a reer tamit delluwaat ci kër ya waaye loolu lépp jël nañ ko en charge au plan organisation ba nga xam ne incha allah képp koo xam ne bëgg ngaa restauré wu rek bëgg ngaa tamit maanaam di def say naafila comité culturel bi jël na disposition yëpp pour parer à tout cela donc di ci woo ñëpp këri sëñ Tuubaa yi ak jullit yi yëpp nag ndax jumaa jii day jumaay sëñ Tuubaa la jumaay sëñ Tuubaa nag xam ngeen suñu tënku rek moom ñëpp lañ ko ubbil surtout nag période koor yi nga xam ne nag képp koo xam ne bëgg ngaa maanaam jot sa bopp ak ci noo ko bëggee rek parce que day moment boo xam ne bu solennel la boo xam ne ndimbal da cee am solo loolu nag képp koo xam ne rek bëgg na ko boo ñëwee fii ci jumaa ji incha allah lépp lu la ci mën a jàppale incha allah des na la jàppale kon daayira yépp ñu ngi leen ci invité di ci invité tamit l'état moyens yi nga xam ne tamit yëkkati nañ ko ba di ko ci def en anticipation yooyu yëpp gis naa ko muy sécurité bi lépp incha allah dana doy sëkk loolu yi moo doon def naa ne les points yi ñu war a yëkkati muy la recevoir les fidèles les mettre dans de très bonnes conditions ba tout le mois ñu def ko fi particularité nag am ci weer woowu ndax guddi gi Laylatul Qadr daanañ ko fi def defin bu am solo ren nañ ci lay rawee ndax déjà jël nañu dañ daan toog ba mu desi fan ñu commencé di jël disposition yi waaye déjà
cellule culturelle bi jël na disposition ci biir koor gi Laylatul Qadr jël ko en charge ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci organisation matérielle et tout ça jël nañ ko ba loolu lépp féete na boor